contentement di fi ñëwaat fii rek di leen defal 17h 15h 17h incha allah ba tey ñu nekk ci spécial plateau Téléthon la ñu wax di collecter ay dons lépp loo xam ne am nañ ko fi rek ñu daal di koy jël partagé waat ko ci biir dëkk bi xam naa rek damay daal di jox oustaz mu jox imam mu defal ñu ñaan balaa ñuy tàmbali. waaw asalaamaaleykum incha allah seen Téléthon bi ngeen wax rek ngeen waaj ñëpp rek ñu dëgal ci seen loxo imam ñu bàyyi la nga joxe ñaan ñu doog a tàmbali. bismillahi rahmaani rahim. ñu def benn fatiha wala xëy na salaatul fatiha incha allah. subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. yal na yàlla nangu ñu bi jaay nabi sallallaahu alayhi wa sallam. jërëjëf waaw bu ko defee ñu delloo Mariama rek. nii rek ñu promettre loon leen ko tey ci si suba ñu ngi toog ak tonton Aziz papa Aziz Ndoye mu yor lépp lu muy wàllum social ci mairie bi papa maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak ñi ñuy seddaan. sama sët Mariama maa ngi lay fay di nuyu monsieur Sylla yi nga xamante ne tey moo ñëw toogal fii APEXI di nuyu imam ñu ngi lay nuyu. di la jox sa wàccuwaay di nuyu Njagay Sa di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir directeur général bi ak waa régie bi di nuyu caméraman yi di nuyu suñu benn invité bële toog nga xam naa bëggul wax trop mais ñu xaar ba ci kanam rek ñàkkul dina feeñ di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla may ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim yeggali it ci alhamdulilahi rabbil alamin Mariam. merci beaucoup tonton Adama nga représenté fi APEXI maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ñi seddaan. merci Mariama. ginnaaw ma nuyoo mbooloo mi yëpp. maa ngi rafetlu quand même émission bi. di nuyu globalement waa Yoff TV. di ko teg si loxo Sias mu jotale ko ñëpp. di nuyu tonton Aziz. di nuyu à travers lui le premier magistrat de la commune de Yoff monsieur Abdoulaye Diouf Sarr di ko masawu coono ci liggéey bi mu nekk di leen jaajëfal di leen wax ne maa fi teewal tey APEXI pour indi quand même contribution si émission bi merci. merci beaucoup oustaz xam naa dama lay bàyyi rek nga wax ak imam nuyu nañ la. yi ñu toog fii imam Malaaji mu toogal fii imam ratib imam Mohamed Ndoye dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi imam nuyu nañ la ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi. auzu billahi min ashaytaani rajim. bismillahi arrahmani arrahim. la hawla wala quwwata illa billah. rabbi israh li sadri wa yassir li amri. wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokku njagi ñu baax di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci plateau bi yëpp di leen ziyaara di nuyu bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy imam ratib imam Mohamed Ndoye ñu teewal ko fi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy defal Yoff di nuyu itam ki nga xamante ne moom mooy tonton Aziz Ndoye comme ni ko grand Adama waxee di jaare ci moom di nuyu ki nga xamante ne moom mooy maire Yoff di nuyu mbooleem képp ko xam ne yaa ngi yëpp Yoff rawatina ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal plateau di nuyu bu baax sama mag ji sama xarit maa ko yëg te fa mu nekkoon imam Omar Mbeng di ko ziyaare di ziyaare ñëpp di nuyu ñëpp di baalu ñëpp aax. jërëjëf imam Malaaji nuyoo bi rafet na yàlla barkeel waaye imam initiative bi nga xamante ni moom la Yoff TV jël muy ñu def benn téléthon pour lu ñu ci jëlee rek ñu delloo ko ci askan wi mu ànd ci ak mairie ak APEXI tey ji yow nan nga ko gisee en tant que imam. xanaa di sant yàlla bu baax ci loolu ndax ab dëkk boo fa nekkee dangay fexe di bokk si ñi nga xamante ne dañuy def lu baax te loolu moom la wolof di lépp ne dëkk ci dëkk bi def ci dëkk bi moom moo ko gën yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ni képp koo xam ne dafa tàmbalee def lu baax bu ko ay nit royee ba def ci lu baax loolu muy def dinañu ko bindal yool moom waaye du tere ña nga xam ne ñoo roy lu baax loolu ba def ko ñoom itam leen di bindal yool ci loolu kon nekk na mbir moo xamante ne li yàlla di wax ci alquran ne nit ñi dañu war di joxe
waaye joxe bi nag bu bañ a nekk ak ngistal. dëgg la. donc loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la. jërëjëf ñu seetlu tamit ni imaam yi wax dëgg yàlla bi ñu ci àndee ak ñun. duñu jël seen alal yëkkati ko def ko ci. yow en tant que imaam di nga yëgee ni imaam yi def dugal nañ ci seen loxo yow loo yëg yow. li mu ci yëg mooy mbir la moo xam ne mooy li nga xam ne nit léeg-léeg am na loo xam ne boo koy def wala nga say woote yow da ngaa war a jiitu ñëw taxaw ci kanam ndax bu fekkee ne da nga bëgg ne nit ñi ñëw leen ñu def nàngam te jiituwuloo ci loolu mën na indi jafe-jafe ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ñu ngi tabax jàkkaam ju njëkk demul rek toog dafa dem di yëkki ay mool di indi ba ki nga xam ne moom mooy Hamza bàyyi la ci moom xool ko Hamza xoolatul ne kii yonent bi la malgré moom moo magoon yonent bi mu ñëw ne que demal nga toog nga bàyyi ma jël mool bi. dëgg la yonent bi ne ko déedéet sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg joxe un bon exemple. kii ci des mooy imam Ali loolu itam dal na ko muy liggéey ci mbir mi ba baaraam bi foxoj bi mu kiiwee am ñu ne ko demal nga toog mu laxas baaraam bi noppi di ko xas nekk damay liggéey xamal ne baaraam su ndaw rekk nga. kon bu fekkente ne mbir da nga ciy woote mooy li wolof di wax ne bala ngay digle sangaay ne fekk ne yaa ngi sangu. day fekk ni yaa ngi sangu dëgg la. kan la ñu war a dimbali. yàlla moo ñu wax kan la ñu war a dimbali. ndax yàlla ci alquran tudd ne ay nit ñoo xam ne ñii dañ leen war a dimbali ne ñii day lu ñuy mënti dimbali buñ leen ci fàtte mooy ñu ñëw tuddee almasakin ñoom ñoo si jiitu ak alfuqara yàlla nee na ñooñu lañ leen di dimbali. parce que loolu bi muy wax ci aaya bi nga xam ne dafay wax ci wàllu zakat innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha ñooñu la tudd mu nekk juróom-ñetti nit ñoo xam ne kenn ku nekk yàlla nee na kii nañ la dimbali. tudd na masakin yi tudd na fuqara yi tudd na ñi nga xamante ne dañoo amee boru lislaam te mënuñ ko fay ci tukki bu dagan te fa mu dem amatul lu ko delloo war nañ ko jox ki nga xam ne dafay woote su yoonu yàlla comme li ngeen di def nii dañ ko war a jox ki nga xamante ne itam dañu ko bëgg xemmem loolu lislaam maanaam am na ñu ne mooy ki nga xamante ne mooy lu ñu di ahlu simmi ñi nga xamante ne jotew ñu ko lislaam dara gis nañu lislaam na muy doxe mu neexi leen ñu jël jox leen pour ñu ñëw dugg ci lislaam am na ñu ne déedéet mooy ñi nga xam ne dañuy door a ñëw ci biir lislaam nga jox leen pour dimbali leen ñu toog kon ñii la yàlla wax ne ñoom la ñu war a dimbali. jërëjëf imam ñu nekkoon ak imam Malaaji mu teewal fii imam ratib imam Mouhamed Ndoye xam naa ci kanam dinañ dikkaat ak moom ci yeneen i question ci diine léegi dañuy jox Mariama rek. ne mu ngi ñëw comme di ma wéttali oustaz tey amu leen dara lu ngeen ma wax parce que indiwaat naa fi ki nga xam ne mooy Jolie Diène mu nekk coordinatrice bu jeunesse engagée autour de Diouf Sarr Jolie maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ñi. asalaamaaleykum Mariama fay naa la ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ñu ngi ñaanal Cheikh Abdoulaye yàlla yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér. merci beaucoup dinañ ñëw ci yow tuuti gannaaw mais bu ñu ñëwee ci ki nga xamante ne mooy di fàttali rek ba tey numéro bi ci 77 717 23 59 77 717 23 59 ku bëgg a dugal dara ci Orange Money bi da ngay def 77 808 66 29 77 808 66 29 bu ngeen ko dugalee rek incha allah dinañ koy daal di jël ñu daal di koy wax tonton Aziz yéen ngeen yor wàllum social ci maire bi comme ni ñu koy waxee naka ngeen di def ba satisfaire population yi jamono juñ toll nii. jërëjëf Mariama mais avant may dugg ci loolu et comme li tubaab di wax la promesse est une dette amaana peut-être ñun ñi commencé guñu sax di téléphoner pour jël indi seen i appui mais dafa am loo xamante ne lii yobbante la boo xamante ne bii bu ñu ma jox la te ñi ma ko jox effectivement jox nañu ma ko keroog depuis lundi parce que après lundi également amul téléthon moo taxoon ma xaar ba tey indiwaale ko. d'accord muy promesse boo xamante ne bii ki nga xamante ne kii ñu ngi koy wax docteur Pape Malick Sylla et ñëpp xam ko muy ndigaay ci Abdoulaye Diouf Sarr moo promettroon keroog wax ne dina participer 100 000 francs et keroog nag c'est parce que dafa mën woon dugg moo tax à la fin la téléphoné sama portable pour wax ma ko indiwaale naa ko mu ngi ci man. et soxnaam Adja Maguette Gueye Mbeng soxnaam moom it dafa promettroon joxe
20 000 francs loolu mu ngi ci man dinaa ko joxe léegi comme ça nga vérifier ko ak daayira ansaarullahi bu Ngapparu bu dañuy ko wax daayira El Hadji Kala Samb et imam Samb Seydina Samb nekk sama adjoint et nekk fi di doxal ak xale yi waxoon tamit dinañ joxe 25 000 francs 25 000 francs yaa ngi ci man kon léegi xaalis baa ngi nii muy 100 000 francs yu docteur Pape Malick Sylla. waaw xam naa ni tonton da nga koy jël rek nga daal di ñu koy konteel. 100 000 francs bu docteur Pape Malick Sylla. muy 100 000 francs. ak 20 000 francs bu Maguette Gueye Mbeng ak. muy 100 000 francs. 20 000 francs yu Maguette Gueye Mbeng ak 25 000 francs yu daayira Ansarullah bu El Hadji Ngala Samb bu Ngapparu. Mariama. Par rapport ak question bi nga ma posé je me rappelle muy altine bi ma ñëwee wax naa ci ba xóot ci am na itam leneen lu desoon loo xamante ne lii ci wàllu social baax na itam ñu leeral ko ci li nga xamante ne noonu la maire biy doxee parce que dama waxoon l'autre jour ne Abdoulaye Diouf Sarr ba nga xam ne en 2014 Yoff moo ko fal teg ko ci boppu commune bi la mu jëkk xalaat moom ci boppam mooy man day dama fi nekk pour jaamu askan kon jaamu askan boobu li ma war mooy lépp loo xamante ne askan bi soxal na ko ci wàllu ndimbal dinaa leen ko defal bu soobee yàlla parce que it mairie bi vocation mairie bi du def ay bénéfice mairie bi dafay toppatoo alal boo xamante ne bii lépp lu muy def même bu demee ci affaire investissement it lu mu war a tabax daf koy def pour population ci social boobu te moo waxoon ne la mu bokkoon jëkkoon a xalaat bokkoon na ci parce que dafa am loo xamante ne daf ñuy dab muy tojle te léegi nga ko déggee mooy nit faatu génn àdduna te loolu buy ñëw kenn du xam kenn lay ñëw te bu ñëwee mën na la fekk ci mbetteel mu wax ne na ci maire bi dugal loxoom bu baax bu amee immédiatement nañu ko demal fi nga xamante ne fa la mbir mi am bu ñu demee moom mu yëg ko wala mu ñàkk ko yëg mu nekk fi wala mu ñàkk fi nekk nañu dem teewal ko fa suñu demee joxel ko fa li nga xamante ne mooy njaalu maire bi parce que moom ñëpp la fi nekkal ku ko wotee la ku ko wotee lu ñëpp la fi nekkul toute la population bi loolu wëyee et ci biir li nga xamante ne tamit social la muy appui aux nécessités mu wax ne dëkk bii day bari na ñoo xamante ne ñii ñu xaw a néewle lañu kon nañu leen di xalaat bu baax ci wàllu faj bu mettre ñu en rapport ak ñi nga xamante ne ñoo yore affaire faj bi ci li nga xamante ne mooy ministère de la santé et de l'action sociale am na direction bu ñu fi wax direction DAMS moo yore affaire lépp luy médico-sociaux boobu moo ko yore ñu waxtaan ak directeur xamal ñu ne chaque fois bu amee ku feebar te ñëw ci yéen na ngeen ko jaaral ci CPRS bi koo xam ne mooy def enquête sociale bi bu ko defee ba pare document yi nga xamante ne moom la ñu leen laaj moom leen di indi ak devis bi indil ñu ko ñu nit ñu xool apprécier lan lañu leen mën a jàppale te loolu ba ñu ko delee def ba léegi ak malade yoo xam ne ñu ngi ci Yoff bare na trop mënuñu leen a lim ñu ci bare faj nañu leen ci côté boobu am na tamit une commission sociale boo xamante ne bii ci conseil municipal bi la jóge te Adja Sabou Sarr nekk présidente de commission bi dana réunir 1 ou 2 fois dans l'année am budget boo xam ne dañu ko dégager mu nekk ci mairie bi ay dizaines de millions yoo xamante ne dinañu ko tas jox ko ci ay nit ñoo xamante ne ñi dañuy soxla toujours te ku leen jàppale si wàllu faj beneen bi également mooy lépp loo xamante ne tamit gis nañu ko ak suñu bët ñu ànd ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñu ànd ak ay collaborateurs dugg ci dëkk bi di seet ñi nga xamante ne ñii ñàkkul dañu ay jafe-jafe ci wàllu peut-être seen i kër wala seen gaal yàqule wala ak yeneen ak yeneen ñu gis ndimbal bu bare boo xam ne dafay jóge parfois ci mairie bi yenn yi mu jóge ci poosam mu dindi ko joxe ko muy ak jàppale li nga xamante tamit ñëpp gis na ne bu tabaski jotee avant tabaski sax damay wax koor bari na trop loo xamante ne ni yàgg na ko def ba nga xamante ne bii koor daana jot dana dimbali ñu baree bare
bare ni ma ci mën a lim rek mooy kilifay dëkk bi mu waxee kilifa dëkk bi nag mooy imaam yi ak ñi nga xamee ñooy ndombu tànk ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ay ndombu tànk muy leen dimbali maire di leen dimbali ci wàllu tabaski ci wàllu koor tabaski bu jotee même chose bari na tamit ñu bari ñu ngi dimbali ci wàllu di leen jox ay xar ñuy dimbali ko ci tabaski bu koorite jotee ñëpp xam na ne ci penc yi danañ fa def ay lu ñuy wax tong-tong ak li nga xamante ne lii mooy tamxarit ñëpp gis na ne tamxarit bu jotee ak bu jot maire bi dina dégager xaalis bu bare jënd ko ay nag jox ko li nga xamante ne mooy jàkk yi nekk ci commune bi yëpp te bare na loo xamante ne lii tamit ñu ngi koy def muy jëm ci daayira yi loolu dinaa si ñëw tout à l'heure gën ci insister parce que daayira yi ak ñi nga xamante ne ji ñoo nekk ci dëkk bi yëpp muy chrétien comme musulman à chaque fois bu ñu amee ay manifestations religieuses mu mënta doon muy même pas ci chrétiens yi muy musulman yi di màggalu Tuuba muy gàmmu Tiwaawan muy korité bu xaadir di déplacé pour dem Nimzaat muy laayeen bu appelu maam li moom lay amee lépp dañu ci dindi suñu alal dimbale ñi nga xamante ne ñu nekk ci commune bi di dem ci bërëb yooyu loolu bokk na ci social bi nga xamante ne moom maire yi mu ngi koy def mu ngi koy amal ak yeneen ak yeneen ak mais papa ak seddaale ni mu xawee metti rawatina ci dëkk bi ñu nekk donte xam naa ne jafewul sax foofu mais avant ngay di génnee dara dina am ay demande yu ngeen jot procédure bi naka lay demee exactement waaw procédure maire yi moom comme ni ma tout à l'heure maire yi amul vocation di def bénéfice mais à chaque fois maire yi dafa nekk pour population bi léegi population bi lépp loo xamante ne bëgg nañu ko am ci maire yi ak lu mu mënta doon li ñu jëkk a def mooy nga bind lettre boo xamante ne bii yow yaay xam objet bi lan nga soxla bu dee objet da nga bëgg ku la dimbali ci sa kër gu daanu nga bind lettre boo xam da nga wax dama bëgg ñu dimbali ma sama kër dafa daanu wala nga wax ne dama bëgg ma dimbali parce que dama bëgg faju wala nga bind nga ne ñu dimbali ma pour nangam loo soxla rek lu mu mënta doon rek te nga dëkk Yoof bindal déposé ko ci bureau courrier bu maire yi bureau courrier bu maire bi ku ñuy wax Mansour Diène moo nekk chef de service bi boo ko bindee bu ñëwee courrier danañ koy yéegal parce que da nga koy adressé au maire de la commune bu ñu ko yéegalee au maire de la commune dana yëg ci moom bu yéegee ci moom dana ko liir am ñoo xamante daf leen koy imputé maanaam ñoo xamante ne ay nit lañu ñu nekk ci biir service am ñoo xam ne ku ci nekk daf la koy yónnee ay pour que nga waxtaan ci ak moom seet ba xam nan lañ koy defee. ok noonu mooy li nga xamante ne bii. procédure bi justement ak lu mu mënta doon rek il faut écrire à la mairie. lettre boo xam ne da nga ko déposé. mais su fekkee dafa nekk lu urgent loo xam ne mënul xaar est-ce que nit mën na ñëw rek débarquer foofu ñëw laaj leen ngeen jox. waaw non parce que damay wax ne amul dara loo xamante ne dafa nekk ci foofu sur place. bu ñu denc muy xaalis boo xam ne dañ jox ko mais nag am na leneen loo xam ne mën naa ko ci wax. parce que it c'est vrai et foofu damay profiter ci occasion bi pour gërëm. sant ñaanal Abdoulaye Mbengue bi nga xam ne mooy premier adjoint loolu su ma ko waxul it man en tant que conseil spécial de Abdoulaye Diouf Sarr et loolu dafay nekk ñaan ci man parce que bare na ñoo xamante ne ñi franchement dinañu ñëw am jafe-jafe bu metti damay jël rek seen i këyit ak lu man doon ma dem ci moom wax ak moom. moom mu làmba poosam dindi ci poosam dindi joxe lu mu am rek mu dindi ko jox ko dimbalee ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy soxla. loolu kon vraiment. di tenir vraiment gën ko wax fii pour que loolu muy def. merci beaucoup yaakaar naa ne loolu leer na dinañ ñëwaat ci yow léegi di fàttaliwaat numéro de téléphone bi nekk 77 717 23 59 Orange Money bi lu ci waay am rek boo ko ci bëggee dugal da ngay def 77 808 66 29 bu ko defee rek même ay conseils sax bëgg nañaa lu waay am rek wala ngeen bëgg ko laaj ñiy toog ci plateau bi loolu moo ñu fi tax a toog bu ma jógee ci Papa Aziz damay ñëw ci tonton Adama Sylla vraiment nga représenté fi APEX yi ñu di leen remercier waat parce que ba ñu amee initiative bi ñëw ngeen nangul ñu ko vraiment à 1000% booba tey ngeen àndi ci ak ñun ngeen def ci tam seen participation bu am doole mais su mu ñëwee ci yow mun naa wax ne naka nga gisee collaboration bi nga xam ne APEX am na ko ak communauté de quartier yi ci action de solidarité yi. waaw merci beaucoup def naa loolu dinaa ci sawar a tontu
parce que man mii toog defe naa ci quartier laa jógee. d'accord dem bokk APEX. donc loolu rek firnde la ci et en plus que mu nekk membre ci APEX yi. dafa am partenariat boo xam ne APEX yi dafa noué ak quartier bi. partenariat bi dafa yaatu tellement que. micro baal ma. dafa yaatu trop ba dem ci wàll bu nekk domaine boo gis rek APEX yi mu ngi koy collaborer ak les quartiers. dem na ba ci formation. dem na ba ci social. te lii gën a firndeel loolu mooy que ne nit ki balaa nga naan naam ne fa te APEX yi fexe na ba dugal ci ay texam que ne officiellement chaque mandature quartier bu nekk am nga 2 membres officiels du comité directeur. donc loolu firnde la ci doy na ci collaboration et beneen bi APEX yi ku ko xam ne day yëngu ci social parce que boo toj faram fàccee APEX yi rek es bi di nga ne social et nit mënul wax social aussi te waxul culture. donc yooyu yëpp mu ngi ci biir APEX yi et promotion aussi ku ko wax di nga wax jëm ci social parce que booy wax promotion bi di may nit ki ci njàngam kooku yaa ngi koy yëmale di ko jàppale ci côté social. yaa ngi jàppale ay waajuram yaa ngi jàppale quartier ba mu bokk parce que la muy soxlaa noonu waroon na ko mën a jëli ci quartier bi mais fële lay dem ci APEX. donc loolu vraiment collaboration bu étroite la ay partenaires lañ ba pare nekk membre ci biir nekk ay acteurs. donc vraiment looloo tax wax ci loolu du jafe trop. mais daal te APEX yi quartier ñu ngi ciy gis seen bopp. donc lu jar a seede la te seen implication ci quartier yi comme ni ko tontoo Aziz waxee ci wàllu maire bi yaatu na dem na ci volet yu bëri. donc loolu ñun du ñu mën lu rafetlu ko aussi di ñaan aussi yàlla gën a pérenniser association bi. effectivement de ce fait li nga xam ne moom lay def mu néew mu bari mu gën ko yaatal ci quartier bi mu gën a law gën a yaatu et gën a bëri aussi. yaakaar naa ne mën nga ci wax sax parce que ñëpp xam nañ ne gis nañ mesures yi nga xamante ne état jël na ko teg ko nan nga gisee xale yi ñàkk a respecté bi ñu ko ñàkk a respecté. bon loolu je pense que moom laay wax souvent fi ñu toll nii loolu lépp noo ko mën a gisee inconscience te inconscience bi li fi jiitu man li may njëkk wax mooy ci parents yi pourquoi parents yi parce que ñun ñëpp ku ci nekk xam nga lan mooy confinement bu ñu ko waxee mooy que ne toogal sa kër bu fekkee ne yow da nga ne sa kër sa doom bu la sonnalee tuuti rek nga nekk dama foy ci mbedd mi yaa ngi créer beneen problème. donc yaa ngi jël la nga xam ne moom la ñu waxoon yaa ngi koy remettre en cause di exposer wu yow sa bopp di exposer ñi ci biti di exposer sa doom aussi. donc loolu vraiment lu naxari nit ñi la. et que li ñu war mooy gën a conscientiser nit ñi parce que man li may wax sensibilisation bi macha allah mu ngi jàll et que chaque jour gis nañ le ministre muy jàll ci télé bi di jox les situations jour par jour et à temps réel donc loolu lépp ñëpp yëg nañ ko li des mooy ñu conscientiser nit ñi parce que dafa mel ni ñoom gëmaguñu ne ba léegi lii nii ça existe. feebar bi dafa sérieux surtout. gëmaguñu ko. effectivement donc ñun li ñu war en tant que responsable mooy lu ñu mën ci conscientiser leen parce que fi ñuy conscientiser d'abord dañuy conscientiser les parents parce que c'est la première cible bu ñu conscientiser parents yi pour que ñoom ñu jël seen matuwaay mooy que seen autorité ñu incarné ko seen biir famille loolu dafa am solo ci xeex bu mel nii. te école buñ ko tëjee pour bañ contact yi moo tax ku nekk toog mais léegi da ngay gis ne comme ni ngay gisee garage nit ñi di fa toog def fa grand place ñëpp gis nañ barki Demba Ndiaye policiers yi bi ñu fa ñëw def fa benn cortège boo xamante ne bi ñu wàccee def nañ leen ay daan yu tar yoo xam ne dafa mel ni ñoom xale yi loolu lañ gën a dégg que li leen seen ay parents di wax moo jàngatee mbir mi. waaw bon loolu la man démb même maa ngi xalaat ne mais est-ce que jotul fi ñu toll nii. ñu def dissuasion. dissuasion mooy ñu commencer que dans la journée pour que mu am présence forte de l'ordre dans les ruelles de Yoff. au moins en tenue ñi xam ne kat lii kat. ñii déjà commencé nañ taxaw parce que aussi defe naa mbir bu tolloo fenn fi arme boo jël da nga koy xeex. donc fi ñu toll nii jar na sax ñu def dissuasion ci dëkk bi parce que comme ku rakku xamul buur saay na nga xam buur dee na. effectivement donc loolu moo fi ne te aussi tey da ngay gis c'est avéré am na ñoo xam ne seen yaay toog na ba 20 heures jot gisul la ñu dem di leen wari ji donc kooku bu jëloon ay matuwaayam avant du dem di seet ci doomam. bizarrement léegi police bu la jàppee say
sa yaay la ñuy jël yóbbu bàyyi fa xale ba. waaw moo tax mu wax la ça veut dire que c'est pour vous dire que responsabilité bi fan la féete parce que xale bi moom am na dañ ko indi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. nuyu nañ la sëñ bi. ça va Mariama comment vas-tu? ça va bien merci tur bi nan la. man. bàyyi ma wax pare boobu def sama tur. d'accord ñoo ngi lay déglu bu baax. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñoo ngi lay fay. di nuyu le président Adama. man président laa koy wax di nuyu tonton Aziz conseil spécial. ñoo ngi lay fay monsieur le maire. di nuyu soxna si nga tawal xam ne ma ko bu baax. muy Jolie Diène. ah. Jolie Diène. ah Jolie Diène moo toog noonu j'avais pas vu. aywa monsieur le maire xam naa maquillage beeg yooyu moo tax xamee ma ko quoi. waaw ñoo ngi lay dalal bu baax. di nuyu ñaar ñi nekk ci plateau beneen bi. bof imam bi je sais pas kan la. kii du moom alaaj. mën a sa rakk. waaw bon érage maa ngi lay nuyu bu baax yow yaay sama mag léegi. di nuyu njagee taw bu baax. si këm bi rek di leen félicité bu baax a baax. di wax ne rek Mariama. waaw. yaa ngi tey invité suñu papa ju baax. je tenais à le dire au niveau de la télé ñett gis ko. ndeysaan. tonton bi moo ñu magal au niveau de la mairie. ndeysaan. moo ñuy jàppale. di ñu conseiller. Abdoulaye dafa def conseil spécial mais boo ñëwee franchement ñun dañ koy jéggalu parce que dañ koy yeba tontu dañ koy wax lu nekk mais kenn mësul gis melam mairie. ndeysaan. loo ko wax déedéet xale bi gën a ndaw mairie bu joxe tontu dañ naan ndax kii tontu bi lay waxal. parce que dama oo ma toog ak sama jabar mu ne ma koy waxal mu ne ko tontu bi mu ne ma noo waxoo tontu bi xanaa donc dañ koy sant bu baax. ndeysaan. je pense que li ngeen di wax ni am na solo li président Adama doon wax léegi. tonton bi dina fi ñëw parce que le préfet jël na ay mesures par rapport à ça d'autres mesures yoo xam ne day accompagner li fi ne. mais ñu gën a sensibiliser nit ñi rek. pour wax leen ne feebar bu du ay caaxaan. donc boo gisee réunion boobu ñu demoon tonton ak dina fi ñëw jox leen les mesures yi préfet génne. day mesures yoo xam ne mesures yu am solo la. mooy li ngeen di wax ni pour gën a dissuader les zones wala nangam si rassemblement yi et tout. parce que tant que ñu ngi dégg ay cas communautaire rek war nañ gën a ragal ñun ñi. dëgg la. léegi nag ñun waa Ndenaat man xam nga man moom dafa naan Ndenaat la. man 8 heures dama fekk sama kër ma. dinaa la seet si tey si 20 heures. baax na bul ñëw. merci baal ba ci suba gi. waaw jërëjëf Mariama yàlla na yàlla barkeel. waaye imam yaa ko dégg ci xale yi bàyyi bi ñu leen bàyyi ci mbedd mi te jàngi dañ di ay doomi jullit dama mos a dégg ci Serigne Moustapha mu ni xale doo ko tere foofu da ngay fexe ba du ko taal lan la islam di wax ci xale lan lañ ko war a toppatoo ba du tal yéen. barakallah xam nga Seydina Omar radiyallahu taala anhu dafa am bés mu wax ne kenn ku nekk ëllëg yombal xiyaam yàlla dina laaj nan nga doon yare sa doom ak lan nga ko jàngal te boo jëlee xadis bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mu ne kenn ku nekk si yéen sàmm nga responsable nga te ëllëg dinañ la laaj lañ la dénkoon nan nga ko taxawee waajur wi responsable la sàmm la ndax léegi rek maa ngi koy wax mbokk mi ma ne dafa am benn bés ma tëdd da xaw a sonn nelaw yeewu laajte ñu nu ma sama doom bi génn 7 ans la am bi ma jógee ma ne ko yow man du ma génn timis yow nga génn ginnaaw geewe ma dóor ko ba mu bëgg a dee fii ma toog fi c'est-à-dire parents yi léeg-léeg ñoom ñoo xaw a daw seen responsabilité parce que damay wax ne ñun problème bi nga xam ne moom la ñu am ci yar mooy tey ñi nga gis ñu ne ñoom ñoo war a yar ñëpp seen yar matul te loolu problème la bu mag boo xamante ne am na beneen bi mooy dañuy daw suñuy responsabilité par rapport ak xale yi parce que bu fekkente ne yow waajur nga toog gisuloo sa doom rek nga ne mu ngi ci jàmm yaa ngi ci erreur kon bu li nga xam ne moom la Seydi Mouhamadou Moustapha Sy wax yal na yàlla gën ko sàmm mu wax ne xaleel bul ko ne bul def nangam ne na ngay fexe utul ko programme
ba fexe ba du tal di dugg ci yenn yi. par exemple fi nga xamante ne fa la ñu toll mbokk maa ngi koy wax léegi ne booy yi wala xale yi dañ jàpp ne dañ jël feeti corona xam nga li tax mooy dañu xamul parce que dañ leen sensibiliser wul ci kër yi parents yi ñu xamal leen feebar bi fi mu toll parce que léeg-léeg nga gis koo xamante ne ndeysaan jàpp na ne mbir mi ay léebax yi lippoon ba li mu ci waroon jël comme ay responsabilité taxawu ko du ko def te bokk na ci nit ni muy yare njabootam mooy na fexe ba fi mu toog mu fay teg njabootam di ko bàyyiloo xel yu bëri mu wax ne waajur yi ay responsable lañ donc bàyyi ñoom moom loolu ak yaay yi ñu xam ne loolu seen responsabilité la léegi nag bu fekkee da nga ko bëgg a wasaare kenn ku nekk jël responsabilité par rapport ak loolu di nga dem ci imam bi te boo tuddee imam bi fa ngay tuddee délégué de quartier bi fa ngay tuddee ki nga xamante ne moom mooy président communication bu quartier bi si ngay tuddee ñi nga xamante ne ñoom ñoo gérer niveau maire yi muy yëg di yëg ba kenn ku nekk jël la nga war a jël kon al imaamu ra'in fa huwa mas'ulun an ra'iyatihi nga génn jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy par exemple mbindaan yi nañ ma baal ci baat maanaam employeurs yi ñoom dañ leen di liggéeyloo kenn ku nekk lañ lay liggéeyloo ab responsable nga ci na nga fexe ba sàmm ko yow yaa ne ci kër gi kudd yi na nga fexe ba na nga ko sàmm li nga war a sàmmi nga taxaw li nga war a taxaw waaye nag yow doom na nga fexe ba li la war nga def ko mooy buñ la xamalee li la war a xamal taxawal li nga war a taxawoo parce que bu fekkente ne dañ wax ne xale yi ay xale lañ rek lañ nañ leen bàyyi ñu def lu leen neex li ma dégg benn maam mu wax ne ku nanguwul jooyloo sa doom ëllëg mu jooyloo la te mbir mi fi mu toll kenn ku nekk war nga mën a taxaw bu baax xam ne bu ma jëlul samay responsabilité utal samay doom programme wallaahi musiba dina am parce que xale yi nga xamante ne dañ toll ci wàllu jàng problème bi am nañu wax ne nañuy toog suñuy kër waaw mais doo toog sa kër bàyyi sa xale bi mun ne ci àll bi di taxawaalu mais fexeel ba utal ko programme même bu fekkente ne yow mënuloo ko jàngal li mu doon jàng na koy réviser même bu fekkee la muy wax xamuloo ko na ñëw toog nga ne ko réciter gis nga loo jàng di jàng du kuy réciter te xamul la muy réciter bu tagee di nga xam ndax xam na wala xamul kon loolu ñu bàyyi si xel bu baax waaye imam surtout foofu noonu rek dama fa bëggoon laaj rek parce que ba si démb gis nañ ay xale taalibe yoo xam ne ñu ngi yarwaan est-ce que jotul fi mu nekk nii ak borom daara yi lépp don yi nga xam ne jox nañ leen ko yëpp pour ñu gën a mën a téye xale yi ñu bàyyi yarwaan bi si mbedd yi waaw bu fekkente ne daara yooyu jot nañ ci don yi ñoom daara yooyu bu fekkente ne jot nañ ci don yi war nañoo toog mais pour man comme période bi ñu toll nii war nañ gën a mën a téye xale yi te xam ne kër gu nekk lu ñuy dugg xam nga fi mu ne nii problème bi neewatul ci daara yi problème bi mu ngi ci fi mu déparé ñu wax ne nit ñi lañu toog seeni kër bu njëkk waxoon nañ ne daara yi nga xamante ne ay internat lañ ñoom mën nañu toog parce que génn ñu yalwaan noonu la ñu waxoon mais koo xamante ne da ngay génne di yalwaan mais parents yi nañ jël seeni doom te seeni kër parents yi ñoo war a jël seen responsabilité jël seeni doom parce que mbir mi du toll fi mu toll démb gisoon nga ne sa doom ka da doon génn di tàll loxo ci loo xamante ne pour tarbiya moom moo tax mais mbir mi bu tolloo fii tax ñu tëj lépp tëj na jàkke tëj na yeneen ak yeneen kon ñoom war nañoo bàyyi xel ne seeni njaboot fa mu nekk war nañ leen a indi ñu jëm leen teg seen boor bu fekkente ne sombi la ñuy lekk ñu bokkandoo lekk sombi ba mais duñ bàyyi rek daara yi ñoom itam ñu yor njabootu jàmbur amul lu leen dundale lañ yaakaaroon mooy ñu dem ci yeneen kii yi pour ñu mën leen dimbali foofu itam niveau de la mairie ñoom nañ ci taxaw ñu jéem a recenser daara yi nga xamante ne ni ñu ngi yalwaan bu ñu leen mënee dimbali ci lu mu gën a gaawee ñu def ko mënuñu loolu ñu fexe saisir autorité yi ñu tas daara yooyu ñu dem ba jëmi jamono ñu dellu sewaat dëgg la xam nga xale da ngay naxante ak moom ngir mu def li nga bëgg nga téye ko ci kër gi ba du génn mais punkali jëmm yi nga xamante ne ay muskalaf lañ ñu xool li baaxul ci seen santé ñu di leen ko tere te ñu gis ni ànd nañ ci ak ñàkk kersa ak ñàkk teggin di dàqante ak policier yow loolu en tant que diine lan la ci diine wax waaw xam nga léeg-léeg nit dafa war di bàyyi xel lu bëri xam nga am na loo xamante ne bu xewee toujours da ngay bàyyi xel par exemple dañuy dem xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëral stratégie de guerre ne nii la ñu war a def bi mu ñëwee tëral plan ba pare benn saxaaba ñëw ne ko ndax lii sa xelam bopp la wala alquran moom moo la ko wax maanaam ndax yàlla moo la ko wax mu nekk ay la yéen sama xel la mu nekk bii baaxul bu ma soñuy defe nii ak nii ak nii li ma bëgg a wax mooy
feebar bi fi mu toll nii boo ma tegoon fii naan ma nan la ñuy defee leex nañuy defee nag mooy sonal médecins yi ñoom ñoo war a te médecins yi wax nañ ne mbir mi fi mu gën a grave mooy ni muy wàllantee ñu wax leen ne toogal sa kër yàlla wax ne wala tulku aydiyakum ila taxluuka bu kenn dugal ci boppam ci loo xam ne daf koy rey xam ne bu fekkee da nga génn jël feebar bi te yëguloo na jël nga ko parce que amul benn symptôme bu mu présenté nga dund ak feebar boobu noonu dem wàll seen waa kër ñoom itam ñuy dund loolu ba xëy ñu am ñu ci quarantaine yàlla waxaat ne wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp gis nga mag du caaxaan mag du caaxaan maa ngi koy wax sànq mbokk ma nekk boo gisee ñu bëri ñu am problème ci couvre-feu mooy tàmmuñu woon 8 heures fekk la seen kër mais ku tàmmoon 18 heures parce que damay wax ma ne imagine koo xamante ne bu wàccee 18 heures bala mu génnaat këram ëllëg war a xëy liggéey jiwaat mais kooku problème bi du ko jaaxal mais koo xamante ne ni yow amuloo benn responsabilité yaa ngi toog ci mbedd yaa ngi sonal nit ñi mas naa dégg Serigne Cheikh yal na yàlla yokk leeral mu wax ni nañu maytu jaamu yàlla ba noppi sànni ko ci àll bi ñu nekk moo nit ñi moo jaamoo yàlla sànni ko ci àll bi mu ne imagine toi nga jaamu yàlla ba geewe nga dem toog suuf fenêtre jàmbur te nga xëy nelaw yaa ngi tux yaa ngi naan ataaya yaa ngi coo yaa ngi biru moom mënta nelaw mais kooku sa yi nga defoon ma daf koy jël kon nit ñi ñoom ñoo war a xam ne mbir mi du ay caaxaan parce que li tax ma ne du ay caaxaan dama ci waxtaan ak benn médecin mu ne ma jamono yële boobu tollooguñ suñu wax na affaire bi dafa nekk ci wàllu transmission communautaire mu ne ma imam li ma la mën a wax mooy jamono ngi ñëw soo mënee jënd loo dunde jënd nga toog sa kër moom médecin bi moom médecin te bi ma ko waxee léegi defe naa moment boobu la ñuy door a arrêté njàng mi te fi mu toll ni tolluñu foofu ñu naan nit ñi war nañoo mën a toog seen kër muy confinement total beneen bi ma waxtaan si ak beneen médecin mu ne ma feebar bi ma ko déggee gaw ma ko woon dama jàppoon ne comme li ñu wax naan virus yàgg na fi muy coronavirus yàgg na ma jàppoon ne comme yi fi daan jaar la mais bi ma vérifié en tant que médecin ba xool mbir mi dama tiit tegal sa baaraam foofu rek ma delluwaat plateau ba la ñu dellu si ñu Joli Diène ngeen def participation bu am doole ngeen indi fi 100 000 francs waa jeunesse engagée autour de Diouf Sarr ñu di leen ci remercier bu baax vraiment parce que xam nañ ne population bi moo leen ñor masque yi naka la distribution bi di demee. waaw Mariama tamit ci 100 000 boobu nga waxoon. donc dañ ko joxoon suñu coordinateur muy Babacar Mbengue le coordinateur de la jeunesse. d'accord mu indil ñu ko donc man xalaatuma woon ni sax kenn dinañ si revenir loolu tamit dañ si remercier jeunesse engagée. parce que parole bi man maay seen coordinatrice mais moom ma ko man kese ñun ñëpp ñoo ko bokk. donc su ma nee woon waaw tamit ñoom ñu ne déet amaana 100 000 yi du fi ñëw mais maa ngi leen di remercier aussi. bu baax a baax a baax vraiment. masque bi distribution bi naka lay demee. waaw masque yi nañ ko commencé woon bi nga ko commencé dañuy defar ay masque rek joxe ko noonu parce que loo bi ñu njëkk a defar dañ defar benn loowu 200 masques semaine bee passé ñu ñëw jox ko monsieur le maire bi ñu ko joxee monsieur le maire ñu ne ko ministre monsieur le maire ñun kat bëgg nañ continuer masque yi mu ne amul benn problème da ngeen may wax matière ba ngeen soxla ma jox leen ko ngeen defar ñu wax ko mu jox ñu léegi mu ngi wax sax que ne préfet dafa leen jox ay mesures yoo xam ne dañ ko war a respecté ñu ne ma léegi masque yi loo si defar rek doyul après bi ñu toogaatee ñu waxtaan may remercier aussi As Diagne parce que tailleur la dëkkandi naa bàyyi atelier am ñëw di ma jàppale si masque yi bu baax a baax a baax moom indiwaale apprenti muy mbay ma amaat sama yeneen ñaari xarit yoo xam te ne ñu ngi ñëw def bénévolat di ma jàppale si masque yi donc lépp pour bëgg rek slogan bi ñu lancé muy un fois un masque ñu atteindre ko te ñu ngi ñaan tamit bépp tailleur boo xam te ne nii yaa ngi sa atelier nga def même chose wala même soo ko mënulee soo amulee matière bi boo ñu ñëwee boo ñu sollicité ñu jox la matière nga indi ñu defar ba mu baax parce que slogan bi moo laaj loolu parce que dem nañ ba préfet ne tout type de commerçant war na mën a def masque même bu ñu bàyyi sax ba kii di jaay fondé donc masque yi nekk na loo xam te ne dañ ko jëloon dañ ko commencé wu noonu rek mais mu dem ba nekk loo xam te ne dañ ko war a def obligatoirement donc ñu ngi woo tailleur yëpp yi nga xam te ne ni mën nañu ñëw ñu def comme ñun bu fekkente ne mënuñu tamit ñu ñëw rapproché wu au niveau de la mairie wax lañ ko bu ko defee ñoom ñu mën leen jox matériel ñu liggéey def comme ñëpp bu ko defee après xam naa si biir semaine bi ñu def benn wàcc si terrain bi jox ñëpp masque fu mu yem ba ñu commencé waat beneen loo incha allah instant bi ñaata ngeen yoragum. instant bi ñu ngi si loowu 800 masques te joxoon nañ maire yi 200 masques instant bi nag indi naa leen quelques masques
yéen waa Yoff Mbollo TV vu que chaque jour da ngeen di am un invité nit ñi dañuy ñëw donc le port de masque est obligatoire parce que bi ma ñëwee fii gisuma ñu takk masque donc indi naa leen quelques masques yoo xam te ne nii dama leen koy offrir. d'accord loolu fort na engagé defaat loolu. merci beaucoup merci mu nekk ni waaw te masque yi aussi may wax que ne dañuy utiliser benn tissu boo xam te ne nii tissu coton la en plus buñ koy liggéey aussi dañ koy pulvériser parce que du masque yëpp ngay jël takk ko parce que da ngay effectivement parce que dégg naa da ngeen dem préfet mu saytu ko. voilà xool ko ba ñu jox leen ndigal ne mën ngeen ko joxe. ndigal ne masque yi mun nañ ko utiliser parce que mun nga jël n'importe quel tissu def ko sa kanam après mu indi la beneen façon feebar boo xam te ne yow faju daf la siy fekkaat donc ñu ngi ñaan tamit képp ku ñuy taseel jox la masque muy benn masque wala muy ñaari masque boo ko utiliser tey bu subaa nga pulvériser parce que pulvériser bi mettiwul soit da ngay jël benn loo xam te ne ni c'est antiseptique. nga pulvériser voilà. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Mariama maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax soxna si tur bi nan la. maa ngi nuyu ñu nekk ci kaw plateau bi yëpp na Pape Adji. ñoo ngi lay fay bu baax. man la Ndeye Seck jeunesse engagée. Ndeye Seck ñoo ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi nuyu oustaz yi toog foofu yëpp di leen ziar. ñoo ngi amee nag ci plateau bi depuis lors. amuñu woon opportunité pour woote si. effectivement. mais tey dañu woote juste pour. dëggal li ñu wax ci masque yi. ñu ngi koy nuyu bu baax waa jeunesse engagée yëpp. ñoo ngi lay fay Ndeye Seck. di la dalal bu baax. di la ñaanal yàlla daal parce que initiative bi nga jël yaa As Diagne am nga ngeen jël seen foofu initiative pour defar ay masques. pour séddale population de Yoff loolu geste bu noble la geste bu baax la ñu nga si encouragé bu baax. dëgg la dëgg la ñoom dayak yéen dëkk ñu ñu fekk ci centre bi xool nañ liggéey bu rafet bi xamante ne moom ngeen liggéey ci masque yi. bi normal la yéen a ngi pulvériser en plus yéen a ngi pàcc bu baax. loolu yi xamante ne daal préfet teg na ko pour masque yi adéquat à la personne pour ñu takk ko ci yéen a koy respecté bu baax. ñu ngi leen ci encouragé te di leen wax bonne continuation bi. merci beaucoup. il faut profiter aussi ci occasion bi pour gën a sensibiliser jeunesse boobu pour ñu xam que maladie bu xamante ne maladie bu war a jëlee à la légère la xam nga il faut aussi ak cas communautaire yi xamante ne moo commencé bu instant bi nii jaaxal suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr jaaxal médecin yi xamante ne moo nekk ci réew mi ñu tamit suñu responsabilité il faut ñu jël ko ci en tant que jeune en tant que peuple tamit parce que pour ce qui est des cas communautaires moom état mënu si dara état li mu mënoon ñu tëj frontière yi pour cas importé mais cas communautaire ñun jeunes yi ñun ñoo war ko fi ci def fagaru bu fekkee dañuy génne pour mën a xeex loolu daal incha allah yéen en tant que ay jeunes boo leen jëlee pour defal masque yi pour jàppale loolu ci population bi ñu ciy kontaan bu baax. merci beaucoup ñu leen encouragé. merci beaucoup merci. ok merci. Jolie lan mooy sa dernier mot ak lan ngay tàggatoo. waaw sama dernier mot rek ma accentuer ko suñu ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr di rafetlu liggéey bi nga xamante ne ni mu ngi koy liggéey parce que du ma ne Yoff wala ma ne Dakar instant bi je peux dire tout Sénégal yëpp mu ngi si ginnaawam pour jàppale ko ñu xeex mbas mi nga xamante ne ni wàcc na suñu kaw te ñu gis liggéey bi nga xamante ne ni vraiment mu ngi koy def liggéey ñu rafetlu ko lool dañuy dem ba dañ koy yërëm sax buy wax si télé bi wala ñu dañ ko xaw a ñeemantaan daal mais dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla sàmm ko aar ko ba nga xamante ne nii lépp loo xamante ne nii luy lii population bi la daal ñu ñaanal ko bu baax a baax parce que man déjà man mënumaa wax si moom dañ koy ñaanal rek yàlla jàppale ko dimbali ko ak monsieur le maire di remercier aussi Papa Aziz Ndoye vraiment muy pa boo xamante ne nii mu ngi si maire bi comme ni ko Abdoulaye waxee ñun à chaque fois ñu ñëw am soxla si moom dañ koy ñëw sollicité ko Papa Aziz dinañu conseil dinañu wax jaar leen fii def leen nii donc ñun dañ koy remercier rek di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam suñu suñu kanam bu baax a baax di remercier aussi Mbaye tailleur bi ma àndal moom mu ngi jàpp si masque yi bu baax a baax bàyyi na léppam ndax masque yi yàlla xam na ko te amul sax loo xam te ne dañ koy yëkkati di ko jox dafa ñëw ak engagement am détermination am chaque jour man bu ma xëysee du ma si teg 5 minutes mu ñëw pour jàppale ñu donc moom tamit dañ koy remercier ak remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi jàpp sa masque ñii di ñëw di passé Maada Nabou waa centre bi yëpp maa ngi leen di remercier bu baax vraiment merci beaucoup xam naa rek dañuy dem régie def publicité ñëwaat waaw di am mbégte contentement rek di fi dalal ki nga xam ne
mooy Joli Diène oustaz ak yu rafet yi nga xamante ne def na ko fi xam naa ci kanam tuuti. incha allah ñu ñëwaat si vraiment parce que masque yaa ngi nii. parce que lii lépp ñoom dañu nekk ay jeunes yoo xamante ne dañoo engagé. vraiment lii lépp population bee waral ñu di ko def. donc ñoo koy remercier bu baax. ma toog fekk sama benn tata maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ñi ñuy seetaan. waaw maa ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam. di leen ñaanal yàlla lii ngeen sumb nii yàlla may leen si ndam. amiin darajay Muhammad. waaw man dama fi toogal groupement Sopp Nabi. d'accord. responsable Ndombur Mbeng. via Apex 2. d'accord lan moo fi woon tey ci sa teewaay. waaw ñun dañ ñëwoon rek pour indi li ñu am pour dolli ko ci seen don yi ngeen di def. macha allah muy Apex 2 via. waaw d'accord muy groupement Sopp Nabi. groupement Sopp Nabi. responsable Ndombur Mbeng. d'accord. mu nekk 100 000 wax ko foofu. waaw muy 100 000 francs yuy indi pour dugal ci suñu loxo rek. macha allah. 6 7 8 9 10. mu nekk 100 000 francs yoo xamante ne groupement Sopp Nabi joxe na ko fii. vraiment ñu di leen remercier bu baax parce que lii wane na population bi tamit vraiment ñoo leen ñor oustaz. wax dëgg yàlla loolu am na solo yàlla na yàlla barkeel waaw bi 100 millions benn groupement Sopp Nabi noo ko taxe ku sopp yéen tamit wallaahi war nga ko roy ci lépp wax dëgg yàlla loolu am na solo yàlla na leen yàlla fay tur wi yàlla na ko seen bor ko ci jox Mariam rek mu continuer. waaw merci beaucoup tata ñu ngi lay remercier bu baax jërëjëf suñu góor nag muy Njaay Jéen. ok tonton Njaay Jéen. waaw d'accord ñu dëkkal. d'accord muy ku baax. incha allah dina ko jot ni yooyu ñuy seetaan. asalaamaaleykum ñu ngi lay fay di la dolli di la ziar di la sant yaag ñi ñu fekk ci plateau bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo suñu kilifa Papa Aziz mu jottaleel ñu ko ci Yoff ak environnement yi nga xamante ne ñooy seetaan Yoff Mbollo TV donc tey jii nii ñu ñëw profité ci occasion bi nga xamante ne moom la ñu Yoff Mbollo TV may pour que ñu indi suñu maigre contribution si li nga xamante ne moom mooy pandémie bi nga xamante ne moo lal àdduna bi yëpp donc di Covid-19 donc ñuy wax ne feebar la boo xamante ne bàyyiwul benn couche sociale responsable kilifa diine kilifa aada moom xàmmeewul ràññeewul dama ne moom mooy ennemi bi nga xamante ne dafa invisible ba pare day tàppe fort ba pare nag sournois donc mu nekk koo xamante ne ñun ñëpp dañu war a def benn say pour war ko fee mën a jële respecter li nga xamante ne moom la ñu waa kër docteur yi wax muy ñuy sorianto jël les mesures préventives yi ba pare kenn ku nekk ci ñun sa doole li la yàlla wërsëgal mu néew mu bëri bu ko xeeb indil ñu def ko ci lutte bi ensemble ñu mën a combattre ki nga xamante ne moom mooy Covid-19. si loolu nag la ñu nekk benn association de femmes. yoo xamante ne. ñu ngi tudd waa Démb tax ñu naan tey. d'accord Démb tax ñu naan tey ñu nekk ay jigéen yoo xamante ne depuis à l'âge de 7 ans ñu ngi ànd. donc ñooñu ñooy indi tey li nga xamante ne moom mooy seen contribution par rapport ak lutte bi nga xamante ne moom la monde bi yëpp di def ci pandémie bi di Covid-19. d'accord donc ma bàyyi yaaraan foog naa moom moo yoral yóbbante bi nga xamante ne moom la suñu xarit yi yónnee. donc pour que mu mën leen ko jox. d'accord bon asalaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi nuyu ñëpp ñi ma fekk ci plateau bi. di ci jiital suñu nijaay suñu xarit sunu Aziz di ko jox yóbbante association bi yëpp. di nuyu toute la population yoffoise di leen xamal ne rek waa Démb waral ñu naan tey ñoo fi indi woon juste seen maigre contribution. di loo xamante ne nii aussi xeeb nañ ko torop mais li yàlla dogal la rek loolu la fekk ci suñu poche moo tax ñu ne buñ ko xeeb parce que dompat sax ci sot la bokk. d'accord mu nekk 50 000 yoo xamante ne waa Démb tax ñu naan tey ñoo ko fi indi 50 000 francs. donc 50 000 yooyu bien vrai que ne xeeb nañ ko muy maigre contribution boo xamante ne nii rek moom lañ dajale woon vu que ne déjà c'était pas
on l'a pas connu à temps. bi ñu koy xam boobu dafa waroon fekk juste ngeen arrêté donc j'ai demandé à SIAS moo xamal ma ne da ngeen ko prolonger pour le week-end prochain pour le samedi et le dimanche ñu programmé pour ñëw samedi bi donc vraiment on est désolé on voulait faire mieux mais machallah merci voilà. beaucoup Ok. machallah merci beaucoup Papa Aziz naka nga gisee li nga xamante ne def nañ ko loolu lii rafet na trop parce que franchement du loo xamante boo joxe woon sax 5 francs rek 5 francs rek boo ko joxe woon rek dañu kontaan maa ngi ci 50 000 francs te dañ ciy kontaan rek di ci bég te di ñaan yàlla rek yàlla na ñu bare en tout cas ay mouvement yu mel ni yéen xool ci li ngeen def ba participer ca toog merci beaucoup xam naa damay daal di jox oustaz rek waaw yàlla leen dàq fay yàlla leen yàlla fay barkeen bi sallallahu alayhi wa sallam waaye imam ñu ñëw ci question bi nga xam te ne moo ci topp muy neen imam ba pare naka la gisee jigéen ñi li ñu def ba pare waaw nee na waaw ñëwal foofu nee na noo gisee jigéen ñi ci solidarité boobu ba léegi ñu ngi taxaw si suba ba tey jigéen ñi fiy joxe di te jigéen foofu jigéen yàgg naa def ci lislaam ci soxna Khadija histoire am digganteem ak yonent bi solidarité bi nga xamante ni moom la ci soxna Khadija doxaloon dafa mel ni loolu mooy rogalaat ba ci jigéen ñi Sénégal yi fi mu toll nii yow loolu lan nga ci wax jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi jëf social. nekk bi ñu commencé ba tey jigéen ñee ëpp lu ñu joxe. bi ñu commencé ba léegi tamit gis nañu jigéen ñi ñoo ëpp lu ñu joxe. c'est normal parce que jigéen ñi ëpp. non non du ci côté boobu de parce que ñun ñoo gën a nangoo mën a joxe moo tax ñoo gën a mën a dox ci social. bismillah imam. dégg nga am na solo fi mu toll nii bismillah. non léegi góor ñu réagir léegi góor ñu réagir. góor ñi incha allah ñu réagir. parce que tonton Aziz ñëw na lu am doole te ay góor ñoo ko joxe. léegi góor ñu réagir. taa màgget moo tax. taa màgget mais am na solo. ndax comme ni nga ko laajte l'islam yàgg na am dëgg la te boo xoolee l'islam tey bu demee ba am réussite bi mu am jigéen daf ci taxawaay bu am solo ki ñu njëkk a rey ci l'islam muy soxna Sumayya dëgg la Sumayya biñ koy rey taxaw ne ko saagal yàlla saagal yonent mu bañ ne dee moom ko gënal dëgg la ñu rey ko ci l'islam dëgg la yaay Xadija taxaw na taxawaay boo xamante ne ni mu taxawee woon yonent bi moo taxoon sama ménagement li ci ne digg wax ci xilaas ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tax jaaxlewul mooy wax Xadijatu saaqinat bil qalbi xaailatan lam yu'tika allahu fi daarayni la takimi kon loolu mbir la moo xam ne bu rëy la kon bu ñu demaatee nag ba tey ñoom ñu wax ni seen mouvement bi surtout ñi ñëw léegi man seen mouvement bi neex na ma démb ba tax ñu naan tey ndax arab dafa wax ne mamada fata wal muammalu xayb wala ka saalati anta fii li wees na mais li la koy xamal mooy tey dëgg la kon am na solo taxawaay bi nga xamante ne taxaw nañ ko te yàlla wax ne taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan kon loolu ñu taxawee ko dëgg yàlla am na solo trop macha allah dëgg la waaye imam dimbali ndax xaalis rek la ñuy dimbalee nit wala ay ceeb wala dëwlin dimbali doomu aadama fu mu yam ak lan mooy dimbali yàlla biñ ko laajee loolu ndax man toujours damay wax ne man moom sàllaaw bu may wax li yàlla wax lay bëgg di wax dëgg la boo bëggee noppal dañ ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def mbooloo ne dañu bëgg a dem pour laaj ko laata ñuy ñëw yàlla yónni Jabrail ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk gaay ñu ngi ñëw te buñ ñëwee dinañu la laaj yasalunaka maaza yunfiquun dinañ la laaj lan la ñuy dimbalante mu wax ne lépp lu ngeen mën a dimbalante daal yiw moo sa gën yiw te léeg-léeg nag dimbal gi ça dépend ci nit ki la mu soxla nga war ko dimbalee ci loolu ki soxla nga dimbalee ko ci conseil xëy na nga dimbalee ko ci conseil ki soxla nga dimbale ko financièrement dimbale ko financièrement ki soxla nga dimbale ko ci wàllu yére ki dimbal bi ça dépend ci fi nga xam ne fa la nit ci soxla tool mais li garaaw wala li nga xam ne moom la ñu war a bàyyi mooy jàpp nañ ne nit ki tant que dimbaluloo ko ci xaalis rek du dimbaluloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon bés ne undur axaaka zaliman aw mazluman dimbali sa mbokk bu fekkente ne moo tooñ dimbali ko buñ ko tooñee dimbali ko loolu mën nañ ko àbbane dimbali sa mbokk solo ndimbalam fa mu ko soxlaawee ndax bu fekkente ne nit ki dafa soxla pour nga war ko dimbali loo xam ne ci wàllu dund la jëm nga bëgg ko jox yére mën nga ko sonal ki soxla ceeb nga jox ko leneen lu dul loolu mën nga ko sonal kon xoolal bu baax ki nga
lay dimbali la mu soxla fu mu aju nga dimbalee ko ci loolu bu ko defee loolu mu nekk loo xam ne moom moo koy jëriñ moo taxoon yàlla wax ne lan tanaalul birra xattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun du ngeen am ak mbaax mukk du ngeen am ak yiw mukk du ngeen am ak jaamu yàlla gu sax mukk lu dul ne yéen a ngi dimbali te ngeen gën a bëgg ndax nit boo koy dimbali toujours ma xëy wax ma ne bu fekkee Ndiaga dama laa bëgg dimbali te la ma lay dimbalee fi mu génne sama poos wàññiwu fi dara bu jëmee si yow du la jariñ dara maa ngi 500 millions di la dimbali jox la 100 000 lu ma wàññi du la jariñ dara kon nit ki boo koy dimbali day fekk mu doon loo xam ne mooy li yàlla wax ne bu ngeen di dimbali nit na di ngeen ko dimbalee la ngeen gën a bëgg bu dee wàllu yére noonu parce que léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne ni basanal dañu jox nit ñam jox ko lu ñoo tudde al fudulaat lekk ba desal loo xamante ne boo ko joxoon xam ci kër gi mu nëb ko nga ne naa ko jox diw kooku lu dimbalante ki nga xam ne dafa soxla daar bu war ko jox soo yoree jox ko moom laay duggal Sidi Mouhamadou Moustapha Sy mu wax ko di am mbégte contentement vraiment ci gan yi nga xamante ne rek ñëw nañ fi vraiment def participation tonton Aziz comme bu ma ñëwaatee ci loolu naka nga gisee li nga xam ne waa Yoff def nañ ko vraiment une semaine yi nga xam ne amal nañ ko téléthon bi. waaw am na solo trop Mariama comme ni nga ko waxee franchement ñi nga xamante ne ñëw nañu ñëpp ak ñi nga xamante ne am nañu yéene pour ñëw te jot ñu accès ñëpp dañu am seen gërëm bi nag. il faut que ñu tàmbali ko ci ñi nga xamante ne ñii mooy ñii am initiative bi d'abord. il faut que loolu mu leer ci boppu ñëpp ki nga xamante ne ki mooy directeur général Yoff TV ak ñi nga xamante ñoo di ay collaborateurs am ñooy ñi nga xamante ne ñii ñoo am initiative bu defar lii. loolu lu ñu war a leeral la ñëpp xam ko du maire yi du APEX yi du imam yi du kenn ñoom ci seen bopp ñoo toog xool. xam ne am na lu xew lii xew nag war nañ ci dugal Yoff war a dugal seen loxo. parce que lu kenn man ñaar moo ko tax. effectivement loolu moo waral ñoom seen bopp ñu jóg d'abord am initiative bi dem seeti d'abord imam ratib wax ak moom. moom mu rafetlu ko boole ko leen ak ñi nga xamante ne ñooy imam yi. ñu jóg ñëw seet si ki nga xamante ne mooy le maire bi également rafetlu ko boole ko ki nga xam ne mooy seen collaborateur. ci noonu la ñu demee APEX effectivement rafetlu ko. kon bu ñu liy amee ñoom ñu dem institution yi nga xamante ne ñoo taxawal Yoff taxaw bu rafet wax ak ñoom ba ñoo d'accord ko kon ñooñu amal nañu ngërëm kon ñu ngi gërëm di ñaanal ki nga xamante ne kii mooy directeur général Sias bu Mbooloo TV ak collaborateurs yi parce que it képp ku xool li nga xamante ne def ngeen ko ci ñetti fan yi xam nga ñaari fan yi bàyyi seen lépp bénévolement yor seen lekket di wër toute la commune. parce que man bi ma leen di gis maa ngi leen gis ci booru Foire. jóge Yoff oru leen oto di dox. ba léegi yéen a ko woon def ba ngeen récolté li nga xamante ne moom ngeen wax sama matin muy 475 000 francs. vraiment loolu jàmbaar ngeen. kon yàlla fay. merci yàlla fay ñi nga xamante effectivement ñoo ci participé. ñuy remercier bu baax ñu di leen remercier yéen waa mairie ak APEX yi ak imam yëpp vraiment ndax bi ñu ko commencé ba tey yéen tamit bàyyiwu leen ñu benn yoon mais sànq ma am lu am importance lu ma doon waxtaanee ak imam mooy ne génne ngeen budget bu takku ngeen daal di koy jël yóbbu ko ci daara yi comme ni nga pour ñu téye xale yi mais ñu gis ne ba tey xale yaa ngi sur le terrain loolu ban jàngat nga ci am. effectivement ni nga xamante ne ni nga ko waxee noonu la amee. ba nga xamante ne bi yëf yi commencé na la première chose bi ñu def mooy dañu dégager 27 millions c'est bon à préciser jënd ko du matériel jënd ko ay râteau jënd ko ay balai jënd ko ay brouette jënd ko lépp loo xamante ne lii luy taaral daara la loo xam ne luy setal d'abord bokk ci set ci la bokk ñu jël ko boole ko ak loo xam ne dañu ko jënd ci madaar ci maanaam ay savon madaar ay javel madaar ay jetol ak lépp loo xam ne dafa jëm ci produit d'entretien jënd ci lu takku dem fi nga xamante ne fii mooy centre de santé bi nga xamante ne moo nekk Yoff et boole ci ak poste de santé yi nga xam ne ñoo nekk Yoff muy jàmmalaay di APEX di daagu daan di tónóor ku ci nekk ñu jox la sa part dem ci daara yi nag il est bon à préciser que 15 daara comme ni ko imam waxee tout à l'heure 15 daara li may wax bu njëkk la une première fois dem nañ ci 15 daara yi daara bu ci nekk jox nañu ko matériel bi ma la wax ay brouette ak i pelle ak yooyu yëpp ak ay râteau ki balai jox ko ay madaar jox leen ay ceeb
bëgg nag ñu fixé xale yi ñu toog bi nga xamante ne bii ci ëllëg sa ba ma gannaaw ëllëg sa préfet ci boppam xamal ñu ne kat ba léegi malgré li ngeen def am na xale yu ba léegi ñu ngi xale yaa ngi wër ñu jëlaat alal lu mat 20 millions encore jënd ko li nga xamante ne bi mooy ay ni ma wax tout à l'heure ci ay produits am waa yàlla boo xamante ne bii muy Tahirou Sarr il faut que ñu wax ko it parce que vraiment andi na contribution ci li nga xamante ne mooy doxalu mbir mi ci affaire commune bi bi mu ñëwee aussi andi na une valeur de 10 millions en riz andi 5 millions en espèces bi nga xamante ne bii ceeb boobu ñu jël ci boppam jënd ay produits d'entretien demaat ci daara yi seen bopp ànd ak gendarmerie ci boppam gendarmerie pour bu ñu ñëwee mën a menacer ki nga xamante ne kii mooy ustaas yi ba ñu demee ci 15 daara yi bu ci nekk gendarmerie taxaw xamal leen ne leen joxoon nañ leen démb matériel bu doy tey ñëwaat nañu indiwaat leen beneen matériel yokkaat ci sucre yokkaat ci dawlin jox nañ leen ceeb bu doy jox leen dawlin bu doy jox leen sucre bu doy xamal leen ne leen lii ak la nga xam ne moom lañ leen jëkkoon jox na ngeen toog yemale daara yi ñu toog benn place képp koo xamante ne kii defuloo ko nag bu ëllëgee bu ñu foree sa taalibe yow la ñuy jël sa yóbbu lu gendarmerie loolu gendarmerie def nañu ko ànd ak commune bi ñu def ko d'accord kon lépp loo xamante ne ni waroon nañu ci diggante ak daara yi imaam defee nañu ko noonu dem nañu wax ak ñoom ñu dëgg wax rek la ñu mën léegi ki nga xam ne mooy saisir plutôt mooy la gendarmerie képp koo xamante ne kii taalibe la boo xam ne gis nañu ko muy dox ah dinañu ko jël yóbbu ko gendarmerie mu dem yóbbu leen ci nga xamante ne mooy borom daara ji yëpp boobaa mën na am ay problème d'accord loolu mooy li nga xamante ne def nañu ko mu jëm ci wàllu daara yi yaakaar naa ne loolu leer na mais instant bi ak fii réew mi toll Covid 19 bi ñëw maanaam daanu suñu kaw nan la social bi di demee waaw d'abord Covid ne il faut ma dellu si un peu en arrière pour wax ne nit ñi lii fi ñëpp wax mooy dëgg affaire bi lu grave dafa grave dafa grave il faut que ñu souligner ko bind ko ak caractère bu dijj ba grave il faut que nit ñi aussi xam ne lii du caaxaan lii du caaxaan lépp lu ñu cee wax nañ ko 3 fois ki nga xamante ne ki mooy borom réew mi moo jëkk wax ne la situation est grave ci guerre la ñu nekk ku wax guerre nag wax nga lu rëy yaa ngi guerre ak koo xamante ne doo ko gis muy virus dégg naa si Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy yàlla na yàlla ko leeram mu wax ne li muy wax en 97 la ko waxoon booba mu ngi wax virus amaana am na ñu bari jamono boo xamuñu luy virus te virus mooy li nga xamante ne moom la ñu leen wax léegi mooy coronavirus bi ñuy wax ñu tuddee ko Covid 19. virus la loo xamante ne bii bu duggee ci yow faagaagal la te kenn du ko gis kon loolu ca yàlla la jóge jógewul ci kenn jógewul ci benn bindeef ci yàlla la jóge parce que scientifique yi ak experts yi lu ne ñu ngi koy def ci àdduna mënuy ñoom dara ba tey jii rey na lu ëpp presque lu ëpp sax 100,000 personnes ci monde bi 100,000 personnes rek il faut que ñu wax nit ñi mooy lan mooy téeméeri junne yi nit rey na ko ci monde bi xool leen stade Amitié laay wax Léopold Sédar Senghor bu feesee del ni muy toll ci ay nit 75,000 places la xool leen stade Demba Diop bu feesee 15,000 places la xool leen Marius Ndiaye bu feesee 10,000 places la 75 plus 15 égale 90 nga teg ci 10 muy 100 ñetti stade yooyu yëpp fees del moom la yàlla rey laa wax ci coronavirus. kon du ay caaxaan kon yëf yi du ay caaxaan. na nit ñi jële ko li nga xamante ne mooy li am baaxul te lii ram ci ñag bi la jëm donc li nga xamante ne moom la nit ñi di leen waxal di leen ko digal nañu ko jëfe ci noonu li nga xamante ne di maire bi def na ko mooy d'abord il faut que ma revenir bu ma la fàtte parce que lii lu am solo muy réunion bi nga xamante ne bii parce que it état bi dafa bari te it ku gis mbir mi ni muy doxee nii di dem ak li nga xam ne gouvernement bi jël na ko pour war a dimbali nit ñi pour toogloo ci seen kër parce que nit joxoo ko ceeb rek ne ko jëlal ceeb bi jëlal dëwlin jëlal suukar comme ça non dañu ko jox parce que am na luy ñëw te mbir mi bu continuer nii confinement mooy am confinement nag ci olof mooy lan ñëpp par force toog leen ci seen kër ñu tëj ci biti ñëpp nekk ci kaso loolu mooy confinement ñëpp ci biir néeg yi kenn du génn ci mbedd ñëpp ci
biir néeg yi mu mel ni kaso ngeen nekk tout le monde xale mag ndaw par force boobaa la ñuy def léegi nag avant ñu yegg ci foofu ngir yàlla nañu dégg li nga xamante ne lii moom la leen kilifa yi di digal nañu toog ci kër yi li nga xamante ne lii moom lañu leen di santé ci ay mesures de précaution d'hygiène nañu koy def comme ça bu boobaa mbir mi duñu yegg foofu parce que it ñii joxewuñu seen ceeb ak seen sucre ak seen diwlin comme ça rek waa pour plaire aux gens déedéet am na loo xam bu ñu deful attention ci foofu la ñu jëm léegi nag il faut que ñi ni jël seen mesures par rapport à ça loolu moo waral it barka démb aussi ñi ni xam nañu ne effectivement président fu mu nekk nii dafa toog rek di déglu expert rek wax leen ma lu ngeen wax ma def experts yi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci comité bi nga xamante ne bii ministère de la santé moo ko jiite ñu ngi gisee ak président te lu ñu ko wax rek mu def kon nag bu ñu accès ci confinement barka démb nag sous-préfet réunir na ñi nga xamante ne ñi ñoo bokk ci sous-préfecture am parce que déggoon ngeen jamono yi passé ñu ne Dakar Ouest mooy kan mooy Ngor Yoff Wakam ak Mermoz ak Sacré-Cœur Mermoz ñooy Dakar Ouest ñooñu ñu wax ne am na 50 et quelques yoo xamante ne am nañu testé nañu leen positif fu ñu nekk xamuñu fu ñu nekk te yéen a ngi dégg ba léegi ñu ne am na ay cas communautaire mooy jëf ci génn na xam ñii ñuy laaj xamuñu ku leen ko jox kon mu ngi ci man mu ngi ci yow mu ngi ci koo gis rek mu ngi ci moom kon ku nekk maintenant nag moytu jël mesures yi nga xam ne moom lañ leen wax mesures yooyu nag gars yi nag amu ci benn caaxaan parce que réunir nañu depuis jeudi recommandation yi nga xamante ne yii moom la préfet def woo na maire yi nga xamante ne yii ñoo constitué yëpp Sacré-Cœur Mermoz maire Yoff maire Ouakam maire Ngor ak ñi nga xam ne ñooy responsable marché yi ak ñi nga xam ne ñooy délégué quartier yi ñi nga xam ne ñooy bàjjanu gox ñi nga xamante ne ay kilifa lañu te mu war a wax ak ñoom woo na leen bi mu leen woowee te aussi lii la ñu jël comme ay arrêté am na arrêté yoo xam ne ci doon nañu ko jël ci marché yi wax leen ne telle heure ngeen di ubbi telle heure ngeen di fermé ba loolu dàqul mais am na beneen arrêté bu ñëw dolloku ci la nga xam ne moom lañ leen waxoon mooy lan dootuñu permettre marché buy jaay dimanche lundi ba samedi Ndiaye Diène wax na ko ce matin ci la marché yi di ubbi heure yi ñu defoon rek ba léegi amagul changement waaye dimanche moom benn marché du ubbi su boobaa ak quai bi également de pêche bi du ubbi su boobaa service d'hygiène ak autorité yi dinañ dugg ci biir marché yi nettoyer que ni ñu ko war a nettoyer désinfecté ko def ko lépp li ñu ko war a def pour mu am propreté loolu benn arrêté la beneen mesure bi mooy lan mooy am na benn affaire boo xamante ne bii mu neex nit ñi mu naqari nit ñi mooy lan port de masque mooy sol masque fi mu nekk nii démb ak tey ak suba moom ñu ngi defar ay masque rek ñu ngi toppatoo ay masque pour que ñi nga xamante ne ñoom la ñu wax ñu war leen jox masque pour que ñëpp a am masque yooyu nag ñan la ñu koy jox dañu wax ne bépp commerçant képp kuy jaay boutique képp kuy jaay café Touba képp kuy jaay fondé képp kuy jaay lu ñuy lekk rek ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci marché yi nekk ci commerce bi nekk ci quai bi ñoom ñëpp dañu leen obligatoirement la ñu bëgg ngay sol masque tant que yaa ngi si boutique bi yaa ngi jaay rek masque moom dina nekk ci sa kanam. beneen bi mooy ci noonu xam nañ ne comme loolu dañu ko teg ci ñëpp war a am masque ci la maire jóg ne kon il faut que ñu def le tout pour que bu la mardi bo jour bi nga xamante parce que suba fête la ginnaaw suba fête la ñu jéem a fexe ba am masque autant de masque pour mën ko jox ñooñu ñëpp ñu am ko xale yi nag dinañ leen jox masque yi danañ dem ba xamante ne ñi ko war a am ñëpp ba nga xam ne bu ëllëgee bu gendarmerie ñëw wala police ñëw di vérifier ndax takk nañu ko wala takkuñu ko su boobaa mu fekk si ñoom en tout cas maire yi moom mu ngi jóg ci loolu pour def ko masque yi kon ñu ngi confectionner masque c'est l'occasion léegi ma gërëm léegi Joli Diène parce que jaar na fi tout à l'heure te moom mooy ki nga xamante ne moo géré fii nga xamante ne fii fa la ñuy defee masque yooyu te ñu ngi ñaan tam keneen ku mel ni moom koo xamante ne mu ngi ci communauté war a mën a jàppale benn ci wàllu masque mu def ko parce que boobaa dina baax trop ci ñun beneen bi mooy salle de jeu yi parce que xam nañu ne am na ay salle de jeu yoo xamante ne yi xale yi jàngatuñu peut-être football duñu sax ci mbedd yi ñenn ñi mais ñu nga ca biir salle de jeu ñu tëj ñu ngay def dañuy def salle de jeu yooyu nag danañu ko fermer systématiquement
moom dañu ko war a fermer seen i borom nañu déglu léegi ne préfet yi joxe leen ndigal pour ñu fermer ko systématiquement bu ñu ko fermer wul gendarmerie bi chargé nañu leen pour ñu vérifier fermeture yooyu ndax salle de jeu yi tëj na wala déet à partir de mardi en tout cas benn salle de jeu bu ñu fekk mu ubbi su boobaa borom man am problème ak gendarmerie kon nañu jël seen disposition par rapport à ça depuis ce matin aussi gisoon nañu ne am na ñu bëri ñoo xamante ne tamit ñu ngi doon ñaxtu par rapport ak bi nga xamante ne bii jënd nañu ay produits itam ba ñu ko jëndee ci mairie bi dépense ci xaalis bu bare et dañu ko tas ci 23 quartiers parce que it statistiques yooyu yëpp ñun am nañu ko la commune est composée de 23 quartiers de 40 mosquées et cetera xam nañu lu ne donc de 15 daara waxoon naa ko léegi 23 quartiers yëpp quartier bu ci nekk dem nañu fa yóbbu fa lépp luy madaar lépp luy savon lépp luy javel lépp loo xamante ne dañu war a jëfandikoo jox leen ko en quantité bu doy ne leen tas leen ko ci population yi seulement nag tas ko ci population yi souvent dafay difficile parce que ñëpp mënuñu am mais it am na ñoo xam ne doon nañu ñaxtu moo taxoon ñu jëlaat maintenant chargé jeunes yi ñu def ko ci ay kit yooyu maintenant def ci benn savon maanaam benn madaar def ci benn javel ak savon def ko ci ay mbuus dem ci kër yi ménage yi di leen ko jox xale yi depuis ce matin ñu ngi koy def te bëgg nañu ko def ci commune bi yëpp loolu ay mesures la yoo xamante ne yi maire yi mu ngi koy def di xaar dëgg en attendant parce que it ñu nit tooguñu rek fi mu nekk ne lii nga xamante ne moom ngeen di toppatoo nii te ëllëg ak si biir aussi ñu xamante ne population bi ngeen koy defal ñu bokk ak yéen di ko def bés bu sottee danañ ko boole ak li ñu am ñun ñu toog ak yéen ak ñëpp imaam yeeg tout xool nan lañ ko mën a distribuer ba nga xamante ne bii du am benn problème boobaa yàlla na fekk li nga xamante ne bii moom war a jóge ci gouvernement bi ñëw suñu ko boolee lépp comme ça boobaa du am benn frustration ci dëkk bi. merci beaucoup papa vraiment comme nuñ koy waxee yal na yàlla yàggal sa taxawaay te nga yàgg yor li nga xamante ne mooy social parce que yaakaar naa ne askanu Lebu Yoff gi yëpp gis nañ ci seen bopp lan ngay tàggatoo avant ñuy jox imam. waaw li may tàggatoo mooy d'abord am na loo xamante ne te bëggoon naa ko dolli tuuti rek mooy am na loo xamante ne xale yi ñu ngi koy def muy ay jeu de cache-cache di ko def ak gendarme yi loolu du ndam. surtout loolu moom war nañ see wax. man mii maa ngi dëkk ci avenue Jaraaf Thierno Diop Gueye am na jour dama taxaw ci sama balcon gis xale yi génn ci Layeen génn ci koñ boobu daal en tout cas noonu laa mën a wax parce que ñun ci quartier Layeen lañu bokk ñu génn 8h 9h ñuy woy di fecc daal di wax ragal lu ñu alkaati xaw ma nu ñu leen signalé mais dañu dem tuuti rek ñaari chars de combat rempli de militaires waxuma gendarme de. xam nga gendarme sax dina parfois waxtaan policier waxtaan mais militaire du waxtaan ay militaires casque armé jusqu'aux dents dañu wàcc rek gis ñu kenn foofu yëpp ñu vérifier ne ñu ngi dem ba suba ñëwaat kon loolu xale yi nañ ci bàyyi kii gars yi ñu ngi vérifier loolu nañ ci bàyyi kii boobu. beneen bi mooy rassemblement ci Cambis yi wax ngeen ko Cambis yi aussi nañu ko tas na nit ñi bàyyi grand place yi nit ñi nañu toog ci kër yi wala bu ñu toogee sañ ci ay angle yi sax mais ñu sorente sax ku ci nekk danda sa morom après 1 mètre yu mel noonu sax ñu def ko sinon ku ci nekk solo masque kenn ki mën na wàll moromam loolu daal vraiment lu am solo la di tamit di rappeler cérémonie funéraire yi maanaam muy dëj yi di ngénte yi di mariage yi yooyu aussi war nañ ko réformer jéem a xoolaat nan lañu koy defee di bamtuwaat di waxaat comme ni ko imam Sey doon waxee mooy ñu ngi def appel ci fédération des daïra Mouride suba la affaire bi jeex la fédération des daïra Mouride ñu ngi xaar seen participation la fédération des daïra Khadr ñu ngi xaar seen participation appel bi yàgg nañu ko def fédération des daïra Layène def nañu seen participation ñu ngi leen di gërëm fédération des daïra Tidiane def nañu seen participation ñu ngi leen gërëm am na ay daïra yoo xamante ne yii ay collaborateurs kii lañu maire yi def nañu ko muy daïra Maam Gone Ndoy daïra Maam Farma Nuuru Daarayni bu Ouest Foire ak Imam Ulema ñi nga xam ne ak daïra Ansarullah ñi nga xam ne ak mosquée bu Njuufeen mosquée Njuufeen ak yooyu ñu ngi ko def ñeneen ñi nga xam ne jotaguñu ko def nañu góorgóorlu feex demee apporter seen contribution parce que maire yi day collaborateurs yi ñëpp la
te képp ku ma sa soxla boo ñëwee mairie en tout cas mairie dina jéem Inch'Allah. ba mën a satisfaire sa kii Mariama kon loolu daal laa amoon lu may wax di tàggoo di leen gërëmaat di leen santaat parce que franchement yal na leen yàlla may studio bu gën a yaatoo bii Inch'Allah. yal na leen yàlla may studio bu gën a yaatoo bii parce que yéen a ngi liggéey boo xamante xamu leen sax li ngeen def lan yal na leen yàlla fay amiin papa di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp di nuyu imam yi fi nekk di rafetlu vraiment kaddu gi fi jub yëpp ñi fi jaar ñëpp daal te vraiment joxe seen contribution ñu ngi lay remercier au nom de la mairie au nom de monsieur Abdou Naar Mbeng bi nga xamee moom représenté Abdoulaye Diouf Sarr di ñaanal Abdoulaye Diouf Sarr li nga xamante ne moom la nekk yàlla na ko yàlla génn ak jàmm ak salaam mu am ci ndam incha allah allahumma salli ala di sayyidina remercier ñëpp vraiment di remercier invité yi nga xamante ne def nañ dérangement déplacement ñëw fii ci Yoff TV ñuy gërëm ñëpp ñoo xamante ne vraiment participer nañ ndax week-end passé rek am nañ 7 millions et quelques ak li nga xam ne moom lañ ciy jër liñ mujjee dajale lépp incha allah di ngeen gis niñ koy organiser ak niñ koy distribuer incha allah may rafetlu di nuyu ñëpp vraiment may woo ñëpp di remercier Ndione nga xam ne moo nekk ci caméraman di remercier Alsane ak waa régie yëpp Davida vraiment di remercier waa Njëre sécurité ndax depuis ñu commencé ba tey gis nga même sur le terrain bi ñuy def piéton bi ànd nañ ci ak ñoom vraiment ñu daal di ñëw ñoom tam def seen contribution seen doole lañ am ñu daal di ñëw accompagner ñu vraiment fu ñu teg suñu tànk rek ñoom it nekk nañ fa ba tax jaaxle ñu ci dara di remercier Mina Traiteur ci lekk bi vraiment di remercier Daba Diagne muy soxna Sias xiifuñu maruñu vraiment añ ñu neex la ñuy añ ak tata bi nga xam ne moo ñuy defaree sandwich dama fàtte tur bi ñoo koy remercier bu baax di remercier tam depuis week-end passé ba tey Mami Ndeye mi nga xam ne moo may maquiller xam nga ay jigéen lañ mais metti na mais vraiment ñu remercier vraiment mention spéciale ci imam yi vraiment dama war sax fan yi dinaa xaw a muuru nii tuuti ndax xam naa liñ fi ma jot a wax fan yi xaw na maa dugg di remercier bu baax Sias ndax lii lépp moom la donte du ngeen ko fi gis suba incha allah dinañ ko téye daal da koy teg ci plateau bi ñun ñëpp ñu daal di ànd clôturer dinañ def 11h 13h daal di def 15h 17h après ñun tam ñu jël congé incha allah oustaz dama sonn dëgg la sonn nañu waaye Bass Badou Thiaw kontaan naa ci ñoom parce que vraiment lii lépp bu ma ko mënee rek vraiment grâce à ñoom la maa ngi leen di remercier bu baax merci beaucoup